ak ñaar ñoo jàpp benn xale bu jigéen bu am 14 ans doon ko def naka su dul noonu ba papaam daal di leen di bett mbir yi nag mi ngi am ci guddi le 6 jàpp le 7 mars fële ca Sicap Mbao bu ñu sukkandikoon nag ci l'observateur nee nañu papay xale bi jigéen bi am 14 ans bi ñu dogee la commencé di wër doomam di ko wër ay côté 1h du matin nag lañ ko wax ni di sa nañ doomam bu jigéen bi muy wër mu ànd ak ñaari xale yu góor papa ji nag daal di topp piste bi ba dugg ci benn appartement ci 2e étage si la daal di fekkee ki nga xamante ne si moo doomam bu jigéen bi fekk ay xale yu góor di ko def naka su dul noonu mu jot a jàmmaarloo ak ñoom ba daf cee jàpp ñaar ñu ci jàppee ñaar nag ñaar ñooñu ñu yóbbu fa nga xam ne moo di police bu Sicap Mbao ñaar ñooñu nag ñoo dénoncé ñeneen fukki yi yoon jot naa jàpp fu diis yi mais ñaar ñi dañoo daw xale bi jigéen bi nag yóbbu nañ ko ci gynécologue bi nekk fee nga xam ni moo di centre de santé bu Khadimou Rassoul bu nekk sa Sicap Mbao fukki xale yu góor yi ak ñaar yoon mu ngi leen di toppee lii di enlèvement séquestration sàkku collectif ci mineur boo xamante ni si mi ngi am 14 ans yëf yi nag mi ngi amee foofu ca Dakar ci Sicap Mbao ci guddi 5 jàpp 6 mars 2026 fukki góor ak ñaar ñoo jàpp benn booy yi ñu jàpp xam ngeen booy lu ñu def booy ñu ngi toll ci nombre de 10 personnes ñoom nag dañoo jàpp benn xale bu jigéen boo xamante ni mi ngi am 14 ans maanaam fukki at ak ñeent booy dañ ko jàpp daal di koy tëj di ko tëddee di ko paasante seen biir ku pare daal di jox seen morom mbir yi nag mi ngi xëyee fële ci Sicap Mbao lépp nag mi ngi commencé ci le 5 jàpp le 6 mars bii ni ñu weesu après bañ dogee kat benn xale bu ñuy wax beekan mu am 14 ans ay parents kat daal du seetlu ne dafa réer ñu di ko wër ay mbokkam di ko wër ñëpp di ko wër ci gannaaw si nag lañ informé papam ne doom bi muy wër kat gis nañ ko mu ànd ak ay góor paa bi nag ba mu demee ci léegi bi nga xamante ni kat moom lañ ko jox ci la daal di fekk lu toll ci fukki xale yu góor daal di tiim doom bu jigéen bi am 14 ans di ko sàkk ku pare jox sa morom ba mu leen bettee nag ñu daw mu jot see jàpp ñaar noonu lañ def ba daal di jàpp ña des ñoom nag bañ leen laajee dañoo wax ne xale bu jigéen bi force wuñ ko moom moo nangu liñ ko dem def mais dafa am si loo xamante ni xel mënu koo nangu xanaa sax magam jëmm attanut fukki xale yi góor sàkkamtumaa xale boo xamante ni 14 ans kese la am. ana yërmaane parce que man jàpp naa ne lii bu nekkoon seen rakk bu jigéen duñ ko ko def te aussi booy yi ñoom tamit ay xale lañ parce que ku ci gën a mag 17 ans la am ku ci gën a ndaw 14 ans la am mu doon mbir boo xamante ni lu doy waar la am fële ci Sicap Mbao en tout cas di wax parents yi ñi gën a surveiller seen doom yi parce que fi mu ne nii àdduna bi dafa toj kenn xamul fa. fu mu ne wër gisul. mu génn ci koñ bi am ñu ko ne sa doom de ànd naag diw ak diw jaar nañu ni papa ji topp papa ji enseignant la dugg ci kër ga ci appartement ba fekk ñu ngi def doomam yaramu neen di ko laal ba papa bi ñëwee rek groupe personne bi daw mais heureusement papa ji dafa am ku mu àndaloon ñu jàpp ci ñaar bañ ci jàppee ñaari nit yooyu nangu nañu waaw tëdd nañu xale bi ñoom ak seen yeneeni morom ñu commencé cëppeel police ubbi enquête ba police ubbee enquête jàpp nañ ci 10 personnes fu mu ne nii ñaar ñoo daw ñaar ñu ngi leen di wër xale bi nag après yóbbu nañ ko hôpital sage-femme yi xool nañu xale bu jigéen bi nee nañu xale bu jigéen bi maara dee taal yi dagg-dagg yi bari na ci kanamam gi gaañ nañ ko deretal na lu yàlla xam doy na léegi nag ñu ngi nii ponkal yi ngeen gis nii gis ngeen leen Sénégal fii la toll seen parents yi yaratuñu naka la ay nit mën a nekkee fukki nit bëgg sekk benn xale bu jigéen bu 14 ans kii laal keneen laal kii laal keneen laal ngeen nekk ay góor yàlla ak jigéen nu mu bëree biir Sénégal nga war a gis benn Fatou ne ko Fatou comment tu vas je vais bien est-ce que je peux avoir ton numéro mu jox la ko ngeen sekk kaf foo ree mu doon sa gel booy fanaan ak moom mais ngeen lijjanti benn xale bu jigéen bu 14 ans nekk 12 personnes ku yëg jox sa morom mu yëg ñu ngi nii gis ngeen leen gis ngeen borom rasta bi gis ngeen borom Jordan 23 bi am na booy yoo xam ne école de football la ñu nekk di jaay jom ba ñaaw ci koñ bi léegi nag benn daanu bi ngeen daanu ci xale bu 14 ans nar leen jural 10 ans 15 ans de prison seen ndey yi teg leen ngeen leen musiba de xaaral ma liiral leen article bi
nee nañu horreur à Sicap Mbao. Un père surprend le viol collectif de sa fille de 14 ans par 12 adolescents. Fukki nit ak ñaar la papa ji ñëw gis ñu ngi sekk doomam mel ni ay dëmm bukki bu gis yàpp wajet paa bi ñëw rek subhanallah rek ñu daw. Heureusement ba gars yi di daw comme bëri nañu paa bi ne karbat kenn ku paa bi ànd ak ni karbat kenn ñaan ñooñu moom kepp nañ leen léegi ñaan ñi nag ñoo ñëw cëppeen si weeru koor Sénégal ren est-ce que koor gi foofu dinañ ko nangu di mbaa jàmm la nopp daalooti na de léegi ñu ni poste de police de Sicap Mbao a interpellé 10 adolescents dans le cadre d'une affaire d'enlèvement, de séquestration et de viol collectif sur une mineure de 14 ans. 2 autres suspects sont toujours en fuite et font l'objet d'une recherche active. Tout commence dans la nuit du 5 au 6 mars 2026, barki Dembo Ndiaye. Après la rupture du jeune, Békan, enseignant, constate la disparition de sa fille AB Kan, âgée de 14 ans et domiciliée à Sicap Mbao. Il se lance aussitôt à sa recherche sans succès jusqu'à minuit. C'est finalement vers 1h du matin qu'il est informé que sa fille a été aperçue en compagnie de jeunes garçons dans une maison du quartier. Sans tarder, il se rend sur place et fait irruption dans un appartement situé au 2e étage où il découvre horrifié sa fille en train d'être violée à tour de rôle par plusieurs adolescents. Aidé de son accompagnant, il parvient à neutraliser 2 entre eux, tandis que les autres prennent la fuite. Le lendemain matin, il conduit les 2 individus interpellés au poste de police de Sicap Mbao. Mis en cause, ces derniers reconnaissent les filles au 2e étage où il découvre horrifié sa fille en train d'être violée à tour de rôle par plusieurs adolescents. Aidé de son accompagnant, il parvient à neutraliser 2 entre eux, tandis que les autres prennent la fuite. Le lendemain matin, il conduit les 2 individus interpellés au poste de police de Sicap Mbao. Mis en cause, ces derniers reconnaissent les faits